jaa ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg bi ponk ci gën a fës ñaar fukki doomu aadama ak ñu teggoon loxo gannaaw enquête ba nga xamante ne nag ubbi nañu ko ñeel ndaw ñooñee ñu faatoon ci àllub ba fa bayot ba tey ji nag lañu fas yéene jàkkaarloo ak procureur ca diwaanu Ziguinchor ci kanam tuuti daañu jokkoo ak sunu naataango ba ñu fa toogal di Boubacar Diassi yaakaar nag mënees na ko am ci jafe-jafe yi njàng mi di jànkonteel ci Sénégal ndax jamono ji may wax ak yéen njiitu jëwriñ yi di Mohamed Boun Abdallah Dionne kon ma ngay jàkkaarloo ak syndicaliste yooye ngir nag seet saafara ci jafe-jafe yi njàng mi di jànkonte loole nag ñu ngi ko def ci penco taskatu xabaar yi nag ña ngay taaxarlu di xaar rek lu mën a ruuse ca moomee ndaje beneen ponk ci biir xibaar yi muy nag ab sondage bu ñu def télévision Futurs Médias rajo Futurs Médias télé bi ñuy gën di seetaan rajo bi ñuy gën di déglu du samay kàddu nag ab sondage la bu institut CO def télévision Futurs Médias kon moo nekk ca kaw ak téeméer boo jël kon ñeent fukk ak juróom-benn kon la ñu koy seetaan moom télévision Futurs Médias RTS topp ci téeméer boo jël fukk ak ñett ak lu toftal topp ci Sen TV ñetteelu place bi téeméer boo jël juróom-ñaar ak lu topp bu dee nag ci rajo yi ni ñu ko waxee rajo Futurs Médias la téeméer boo jël fanweer ak ñaar ak lu topp la topp ci Zig FM ak rajo Sénégal International daañu waxee ci wàllu tàggat yaram gannaaw dogal bi nga xamante ni tribunal arbitral du sport jël na ko ci ISO ñi ngi xaar nag ligue sénégalaise bu football daal di rek defaat ISO kon ci ligue 1 bi loolee nag la ñuy xaarandi ndax conseil d'administration bi sax bu ligue bi nag fas na yéene rek kon jëfee loolee nga xamante ni moom mooy dogal bi mu ngi waajal nag ab ndaje ci àllarba bi ñu ne nag recours sax bu dee am naam loolee tribunal fédéral bu Suisse nag moo cay addu loole nag ñuy wax ni sax lii di ligue sénégalaise bu football kon app bi jàpp nañ ni fanweeri fan la ngir nag mu jëfee dogal bi tukkee ci tas dinañ ci ànd ak ki nga xamante ne xam-xamam tamit màcc na ci wàllug tàggat yaram di avocat nag muy maître Seydou Diagne mu am kàddu yoo xamante ne dénk na ko Adia Talla mbokk yi daan ci toftal xët yu njëkk yu yéenekaay yi bu ngeen taaxeloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. dale nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ñu tàmbali ko fële ca diwaanu Ziguinchor ak ñaar fukki doomu aadama yooyu nga xamante ni nag tegoon nañ leen loxo ba defeere leen gannaaw enquête nag ba ñu ubbi woon jëm nag ci ndaw ñooñee ñu faatoon ca àllub ba faa ba Boubacar Diassi mi ngi ci buumu jokkoo bi Boubacar Diassi nuyu naa la. fay naa la fàttali nga dem. Boubacar Diassi lan lañ mën a jàpp rek kon ci janoo boobu nga xamante ni ndaw ñi war nañu ko janoo ak procureur bu diwaan ma ndagam sax tàmbaliwul. waaw wax nga dëgg Fatou Kiné Deme ñu ngi nii fii ci kanam parquet fi nga xamante ne moom la procureur nekk donc fu ma nekk nii depuis ci suba ñu ngi fii di xaarandi di taataan ay xibaar gis teew nañ fii ñoom bu ñuy ñëw ñu ngi ñëw ay donc ñi ñu xaw jot a jàpp ci wàllu l'enquête bi wax nga ko sànq ñaari fukki doomu aadama ak ñaar lañu mais fu mu nekk nii ñaar fukki doomu aadama ak juróom ñoo nekk fii ci biir daañu ñëw wax leen lan moo tax mu doon loolu. waaye balaa ñu dugg ci loolu ñu wax leen sécurité bi ndaxte waa Ziguinchor yi tàmmuñu ci sécurité bi mel nii rawatina fii escale bi nga xamante ne moom la procureur nekk sécurité bu xaw a tapp moo fi nekk ay GMI yu bëri ñoo fi nekk taxawal fi ay oto yi nga xamante ne donc ñoom ñoo baare yoon yi ngir ñu mën dévier oto yi nga xam ne ñoom ñooy jaar fii nii donc devant le parquet fu mu nekk nii donc procureur moo ngi ci biir comme ni nga ko waxee moo ngi jenoo ak ñi nga xamante ne ñoom lañu jàppandi ci l'enquête boobu wax naa ko sànq fukki doomu aadama ak juróom ñoo fi nekk ndaxte dañu jàppoon ci njëlbeen ba ñaari fukki doomu aadama ak ñaar ñu jot a libéré li nga xamante ne mooy juróom-benn mu des fukk juróom-benn donc mais boo gisee mu am fi selon information yi ñu jot taataan fukki doomu aadama ak juróom parce que journaliste bi nga xamante ne moom la ñuy wax René Capain Bassène moom yegg seegul ci procureur ngir janoo ak moom kon jot nañu taataan nit li nga xamante ne moom mooy chef d'inculpation maanaam li nga xamante ne moom la ñu toppee ñi ngi fi nekk nii jàpp nañu ci ay chef d'inculpation yi nga xamante ne par exemple association de malfaiteurs maanaam ay ñi nga xamante ne ay defkat ñaawteef lañu ñi booloo bokk na ci assassinat mooy li nga xamante ne
ne faat doomu aadama bokk na ci détention illégale d'armes maanaam jël ay gànnaay yi nga xamante ne yor ko te yoon mayu la ko bokk na ci aussi participation à un groupe insurrectionnel maanaam bokk ci li nga xamante ne donc fipp la te yow bokk kenn autorisé wu la ko donc loolu mooy fu mu nekk nii mooy chef d'inculpation maanaam li ñuy toppee ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk di fukki doomu aadama ak juróom donc wax naa ko sànq René Capain Bassène yegg seegu fi laaj nañ ko famille bi effectivement confirmé nañu information bi ñoom tax ñu ngi nii fii taxaw ci donc devant parquet oui. Très bien Diassi yaa ngi koy wax léegi am na ñu ñuy xaar ñu yegg seegul mais ci côté ambiance bi noo gisee maanaam foofee nit ñi maanaam fi nga xamante ne fa la ñuy àtte est-ce que fees nañ fa ak yooyu surtout bu ñu xamee ni wax dëgg neex yàlla li am moom doon lu tuuti lu rëy la est-ce que population bi màbbu si nañu di xaar rek justice ñu def ko. fu mu nekk nii population bi màbb siwul xam nga ko xam Ziguinchor di nga ci parquet dafa bokk bureau ak tribunal départemental maanaam ñu koy naan tribunal d'instance foofu nag nit ñi ñu ngi déglu di génn mel ni dara xewul Ziguinchor mais benn partie bi nga xam te ne fa la parquet bi nekk amul daanaka doomu aadama kenn demul balaa sax ngay dugg foofu génie yi dañuy filtrer maanaam dañuy laaj say pièces ñu soxla bay nga dem mais Ziguinchor waaye fu mu nekk nii mu ngi mel ni dara xewul à part famille yi nga xamante ne ñoom la ñuy topp seen i famille ñëw fii mais à part ñoom daal amul doomu aadama yu mag si ñoo seetaan ci leen. Mangook ñu koy jaajëfal bu baax Boubacar Diassi doon jokkoo ak ñun te diwaanu Ziguinchor foofee sax la ñuy des ak ni ñu ko doon waxee rek démb muy kooke nga xamante ni moom mooy secrétaire général bu comité intervillageois bu commune bu Niassia muy Bourama Tumbulu Sané moom nag ni ñu ko xamee rek dafa faatu démb ma nga faatu nag ca gannaaw bu mu wuyjee woon rek commissariat ndax dana ko doon déglu tamit ci mbirum enquête boobee nga xamante ni ubbi nañu ko wax nañu ko léegi waaye nag ba ñu ko dégloo daal ca ba muy wàññeeku la ñu ne ca la am ab malaise daanu ñu yóbbu ko hôpital mu mujj ñàkk bakkanam tey ji nag lañ ko fas yéene rek jébbal boromam dañ ci ànd ak Boubacar Diassi. secrétaire général bu comité intervillageois bu commune bu Niassia wuyu ji na boromam alxamis ca takkusaan suñu sukkandikoo ci li ñu ay mbokkam dénk Bourama Tumbulu Sané da doon wuyu ji gendarmerie bu Ziguinchor ci wàllu enquête bi ñu ubbi gannaaw bi fukki doomu aadama ak ñeent faatoo ci àllu Mbayot Est ci la daldi am malaise balaa moo yegg gendarmerie ba tax nañu yóbbu ko ca urgence hôpital régional bu Ziguinchor nee nañu it talaata gendarmerie bu Ziguinchor jot na kaa déglu bu njëkk ba xaaja guddi gaañu Bourama Tumbulu Sané doon lu bett dëkkandooram yu nekk ci quartier Grand Dakar bu Ziguinchor. Il a été envoyé à l'hôpital régional où il a passé la nuit ce soir vers 17h ici décède. Pratiquement une journée de maladie presque et il est décédé. C'est surprenant et vraiment ça blesse, ça me touche au cœur. Et vraiment je souhaite que Dieu l'accueille dans son paradis terrestre. at Bourama Tumbulu Sané toll na ci juróom-benni at te mu bàyyi fii li mat fukki doom chef de quartier bu Grand Dakar di ko seedeel nit ku farlu te lépp lu jëm ci seen quartier taskat xibaar yu diiwaan bu Ziguinchor it di ko seedeel ko am yitte ci nit ba tax na masul gantu kenn si ñoom saa suñu bëgg taataan ay kàddoom ci wàllu comité intervillageois bu commune bu Niassia. mu toll woon ci juróom benn fukki at niñ ko waxee woon ci ponk yi am nañu yaakaar nag ne tey xëy na buñ jógee ca waxtaan ba saafara dina am ci jafe-jafe yi njàng mi jànkonteel ci Sénégal muy syndicaliste yi di janook jamono ji may wax ak yéen njiitu jëwriñ ñi di Mohamed Boun Abdallah Dionne Cheikh Hassana Fall nuyu naa la. Cheikh Hassana fu ñu toll ci ndaje moomee nga xamante ni sax ñi ngi doon wax ni huis clos la ndax noonu la amee ak fuñ ci toll ndax pare nañ wala. fi mu toll nii nag noppeeguñu ndax ba fukki waxtu jotee ba léegi ñoom ñoo ngi dugg ci benn salle nekk à huis clos ci waxtaan ak premier ministre bi dara rotagul ndax ku ci syndicaliste yi fi nekk ñoom ñëpp ko ci woo waxanteeg moom da lay wax ne la bàyyil ba ñu pare rek ñoom ci waxtaan yu sore waaye suñu xawee fàttali tuuti rek ne talaata gi ñu weesu amoon ndaje bu ñu defoon ñoom ak Mariama Sarr moom mi jiite fonction publique waaye fukki ponk ak juróom yi ñu doon waxtaanee mun nañu wax ne ñett rek lañ ci amoon ay déggoo muy prêt DMC bi boo xam ne nguur gi waxoon na moom dina def kon ci kéemtulaay kàttanam ba ci 2018 bi mu génnee ci 12 milliards ak rappel yoo xam ne moom tamit enseignants yi ñoo ci doon kaas ci wax ne dañ leen defal seen rappel nee na tamit ci atum 2018 bi dina def lu mu mën ba 32 milliards mu génnee ko ngir enseignants yi am tamit ci lenn lu ñu jàppagum mu nekk tamit ci rémunération bac ak BFEM ñu nekk
d'accord ci rémunération BAC ak BFM yu ñu nekk ak fonction salaire yi nee na dinañ def lépp rek ba yenn ponk yooyu noonu ñu wax ci waaye yeneen ponk yu def yi mën nañ wax ne fi mu toll nii ñoo gën a bloqué mu mel ne statut enseignant yeeg yeneen ak yeneen mu toll ci fukki poñ ak ñaar yoo xam ne daal fi mu toll nii déggoogul ci moo tax nag tey moom ñoo ngi ci biir salle bi ak PM bi nekk ci waxtaan goo xam ne dëgër na te xaw a sérieux xam naa ne fii ci kanam rek suñu jullee ba pare peut-être dinañ ci am beneen leeral Fatou Kiné ko jaajëfal bu baax Cheikh Hassana Fall mi ñu toppal kon ndaje moom mi nga xamante ne nii niñ ko waxee rek njiitu jëwriñ ni mi ngi koy sekk ak syndicaliste yi ci wàllu njàngale ñi far ak Khalifa Sall nekk ci réewum France ñoom nag fas nañu yéene amal doxub ñaxtu loole nag ci aser ji la ñu ko jàpp moo ko ñaar fukki fan kon ci weeru janvier la ñu bëgg nag mooy àdduna wërngal këpp déglu leen ci seen waajooje di Khalifa Sall ndax jàpp nañ ni nag fi mu ne sonn na ci fa mu nekk te teg nañu ko loo xamante ni ci seen gis-gis dëppwul ak yoon ba tax na nag bëgg nañu fu waaye mën a ne kon déglu leen ñu teewlu ci yaa Ami Diop moom bokk na ci ñooñu nga xamante ni ñoo fas yéene kon amal doxub ñaxtu boobee ci micro Ibrahima Camara. dox ñaxtu bi liñ ci jublu rek mooy maanaam dëkk bi ñu nekk nii di fi liggéey di fi tedd yor fi suñuy njaboot sant yàlla bu baax mënoon nañu toog ne ñun lu xew suñu dëkk intéressé wuñu mais dafa nekk ni ñun injustice la ñu xeex Khalifa Sall dañ ko tooñ dañ ko war a génne ci kaso bi looloo moo ñu tax a jóg comme France nag ñun saay bu ñu laajee pour manifester ak sama xarit bi toog ñu dimbali ñu ci ñu wut permission boo xam ne dinañ mën a récépissé bi dinañ mën a génn ci télé bi manifester depuis le 7 de mars nelawuñu lu nekk ñu ngi koy def donc le 20 mars bi ñaar fukki fan ci weeru janvier bi muy samedi sénégalais yi dañ ci boole tamit africains yi dëkk ci yeneen dëkk yi ivoiriens yi togolais yi ñëpp dinañ ñëw rejoindre ñu def doxu ñaxtu bu rëy jële ko du métro La Chapelle et suivi d'un rassemblement au métro Château Rouge. boobu néegi nag ña ngay dox ñaxtu di yuuxu di def lu ne ngir nag ñu déglu leen gestu jafe-jafe yi ñuy dund muy ñooñee ñu tojoon seen kër te dëkkee ca Tivaouane Peulh fi nii ni nag bëgg nañu jël lépp rek ne ko tegg ci suuf te waxtaan loolee nag la ñu daal di xamal jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu napp gi gannaaw nag jàkkaarloo bi ñu amaloon seen diggante jëwriñ ji nag dalal na seen xel ci wàllu woowee ndax nee na lépp luy seen jafe-jafe dana ko yeggee ca conseil des ministres nag bi di ñëw ñu teewlu Papa Khalil Gueye ci micro Ousseynou Thiam Bira Diagne. ñu jàppale te gën ñu dooleel te xam ni lépp lu mu def actuellement lu dul dimbali waa Tivaouane Peulh nu mu gën a gaawee moom wax dëgg yàlla day xaw a doy waar parce que li gën a metti mooy que nit ñaa ngi fanaan ci tabax yi ba léegi di fanaan ci bedd yi ba léegi donc ñuy dund ay moments yu difficile donc nag bi ñu ñëwee fii comme ministre bi moom ci moom la ñu jaaroon ba commission dépense ñëw ñu ñëwoon tey pour waxtaan ak moom mais bi ñu waxtaan ak moom ba pare aussi tamit gën na dalal xel yi xamal ni ñu ci kàttanu yàlla balaa yàgg dinañu daje ak kilifa gu mag gi donc incha allah rabbi premier ministre pour conseil bi ñu industrie ministériel bi ñu war a def dinañ ci daje ak ñoom incha allah donc loolu yëpp pour trouver ay solution mais solution yi daal lu ñu mën a dimbalee ba du génn ci ñaari weer yi mooy li ñu gënal taxoon ñu jóg rek di indi bruit yi di indi ci fitna parce que dañ ñoo fekk ci suñu moomeel tooñ ñu toroxal ñu nit nag bu xësee mer dootul àndal ak sagom mais ña la tooñoon bu ñu demee ba nangu ni toon nañ la ñu ngi jéggalu kaa ñu trouver solution boo dee nitu jàmm di nga leen fekk si. ñu wax ci leneen muy sommet bi nga xamante ne nag kon daal dinañ koy amal ni kii démb ci wàllu jàmm la ci àdduna sommet boobee nag kuréel gi ñu duppee mun moom moo koy amal kuréel googee nag léeg-léeg sax ñuy faral di ko joxañ baaraamu tuuma ne nag dafay dem di nuroog kon lu ci mel ni wàllu ko franc-maçon may jégalu ci kàddu yooyu waaye noonee nag la ko ñu bari gisee ki nga xamante ni nag moom mooy njiital comité bu pilotage bi nga xamante ni moom mooy yore kon wàllu ko sommet boobee àdduna ci muy Cheikh Mansour Diouf moom la mu xamle rek mooy kuréel ga ci boppam jàmm képp moo ko tax a jóg te fépp foo xamante ne nii soxla nañu ko fa dana fa teew nag ngir jëfee jàmm Fatou Bintou Konté lañ ci àndal. gulit
Afrique accueillir sommet mondial boo xam ne ci wàllum paix moo ko tax a jukk suñu réew bi di Sénégal nag moom moo amal bii li rencontre mu di sommet boo xam ne ñenn ñi jàpp nañu ne ay franc-maçon ñoom ñoo ko organisé ndax organisation bi di fédération pour la paix universelle FPU moom moo nekk ca bopp ba ki nga xam ne moom moo yor comité pilotage yu sommet bi lee mu di Cheikh Mansour Diouf jàpp na ne daal loolu amul solo. moo tax ma ne pour man ñëpp a ngi fi parce que man xaw ma kuy franc-maçon kuy jullit ak kuy catholique ak kuy nag ñoom àddina bi yëpp lañ woo ñoom dañ ne képp ku bëgg lu baax bëgg jàmm woo nañ la te ñi fi ñëw ñëpp kenn newul man franc-maçon la wala nangam la wala nangam la. moom Cheikh Mansour Diouf li mu jàpp daal moom moo di ndaje mi nga xam ne jàmm rek moom moo ko tax a jukk jàpp ne ni daal dara waru ko mën a tere am bu fekkee sax ñi nga xam ne ñoom ñoo ko organisé ci beneen ak obédience religieuse la ñu bokk. loolu nag moom matadik doomu aadama la te yàlla moo ko wax ba muy sëñ Tuubaa sax wax na ko ak yàlla ba mu ko naan gaa yi bu leen dóor bu leen lor bu leen teg ay nattu ndax seen càggante buñ la moyee it ndaxu càggante yamale wuñ la ak dara yow yàlla xuloo bu xum lay sa tamilu abada la ko seen xol yi du jeng dem ci keneen ku dul ci yow ndax yow yàlla yaa leen sàkk ci matadi doomu aadama mënoo leen sàkk ci matadi ba pare bëgg a xaar ci ñoom ñuy def jëf ju mat kon bu ñu defee ay erreur xamal ne dañ ko def ndax seenu matadi waaye yamale wuñ la ak lenn man foofu laa teg mbir mi. moom mu ñuy xamle ni sommet bi nga xam ne jàmm rek moo ko tax a jóg ñu di ko wax sommet pour la paix li mu indil koom-koom li nga xam ne moom moo di Sénégal bari na loolu ci bés yi rek nga xam ne ñoom lañ fi nekk. moo tax retombées yi ngay wax boo demee Gorée par exemple Gorée ñoom ñoo wax ne bateau lañ bëgg jënd nañ ko déjà. sànq bi ñuy wax dañuy jox président Sall prix bi ne 50 millions joxe nañ ko déjà muy dem fee ca waa Talibou Dabo di dem ca waa ñooñu soxla nañ ko ñooñu dañuy xool fu mu jóge. li ci am ba am daal moo di coow lang fii te nag moom Cheikh Mansour Diouf ma ngay bañ lañ koy tuumal. Fatou Bintou Konté coow laa ngi fii loolee ñu ngi koy laam-laamee bu ci mujj ak ndaje moom mi nga xamante ni naroon nañ ko fi amal te mujj bi ñu lànk ne duñ ko fi defee lañ ci jàpp rek moo di ne warees na ko xoolaat bu baax a baax kii nag xam-xam màcc ci wàllu politique di Serigne Saliou Samb moom na mu gisee rek mooy Sénégal fi mu ne nii dafa mel ni nag ñooñee dañu ko singali mu nekk nag ñoo xamante ne daanaka nëbbootuñu ci gis-gisam waaye kilifa yi nañ war a def rek mooy xar seen tànk tubéy ba loolee du fi amee ndax baaxul sax ci suñuy ndaw dañ ci ànd ak Alassane Ba Mohamed Dieng. coow laa ngi wéy wàllum franc-maçonnerie ab congrès bu ñu doon waajal nag ca King Fahd mujjantal ga mu avorté ay fan tegu ci réseaux sociaux yi sax nga mën a gis coow li ab sommet bi ñu ne ki nekk ci gannaaw mouvement bi daanaka dafa bokk ci franc-maçon yi lu tax nag réew bu Sénégal ñu tànn ko. xam nga franc-maçon yi bul fàtte ne ñoom seen yëngu-yëngal yëpp maanaam mooy fexe nañ ba am maanaam ñu leen taxawal ci Europe ci Amérique ak tey ci Afrique xam nga ci sa laaj bu njëkk da nga lu tax Sénégal li tax ñu dugg Sénégal mooy Sénégal xam nga réew mu dal la réew mu am jàmm ci Sénégal boo seet ci Afrique maanaam buntu la pour dugg ci Afrique boo jógee Amérique wala nga jóge Europe Sénégal boo fi xasee maanaam sanc ba sam fi sa xayma comme nga di da ngay mën a dugg ci pays Afrique yëpp ci réew Afrique yëpp li nga bëgg a def da nga ko mën a def Sénégal di réew mu dal réew mu am jàmm réew moo xam duñu mën a xataal kenn loolu moo tax franc-maçon yi ne ñun daal réew yëpp yittewu nañ ko waaye nag Sénégal moo ci ëpp doole moo tax ñu commencé Sénégal moo tax ñu bëgg daal jaar ci Sénégal nga dugg fépp ci Afrique gis nga nag ñoom tam ñu yeewu lañu gis nga bi ñu waxee mbiru congrès ak mbiru réunion gis nga dafa bëri coow ci dëkk bi moo tax ñu dellu ginnaaw waaye nag dañoo waaf rek ñëwaat nag defaat nag yeneen genre réunion yoo xam ne dañuy fexe ba maanaam ñu bokk ci nguur gi teew ci yenn kilifa diine sax teew ci ñeneen ñu bokk ci wàllu société civile ak ay sportif bu ñu ci teewee ñu wane ne ñun kat li ñuy ragal ak li ñuy xaxar nekkul ci ñun jàmbar moom ñu tax a jóg. daanaka léegi làkkatuwuñu mu doon nag ab menace bu ñu sukkandikoo ci communicant politique bi surtout ci ndaw ñi. ci li ñu profité pour maanaam jëm ci ndaw ñi ci tey jii loolu moo tax moo wax ne suñu nguur gi ak suñu kilifa diine yi nañ gën a maanaam taxaw nañ gën a am taxaw ndax ni ndaw ñi franc-maçon yi dañoo jóg jëm ci ñoom ndax xam nañu fi ni ndaw Sénégal yi comme ndaw Afrique yi ndaw àddina bi yëpp dañoo nekk ci ay jafe-jafe amuñu xëy booy seet njàng mi baaxatul daanaka tey jii booy seet wér gi yaram gi mooy demal noonu moo tax ndaw ñi fi ñi ngi jóg ñi dem Libi ñi di dem ci géej gi da ca des léegi nag franc-maçon yi nag ñëw na jël ndaw yooyu di leen jox loo xam ne nii moom lay teg seen loxo te maanaam am loo teg ci loxo ndaw ñi ndaw yoo xam ne dañoo nekk ci ay jafe-jafe dafa yomb moo tax ma jàpp ne dañoo bëri doole am nañu alal am na ñu nekk ci seen ginnaaw te itam ñu am doole lañu moo tax léegi da booy seet nañ daan def di làqatu sax defatuñ ko léegi dañuy ñëw di feeñal ne ñii ñu ngi nii moo tax ñuy wax ay congrès ay réunion moo tax dama jàpp ne fi nii ndaw ñi wax dëgg yàlla ñi ngi ci danger. coow laa ngi fii ba léegi ñi koy waxtaanee
réew teranga di Sénégal nekk cible jamono ji secte franc-maçon yi. sommet boobee ñu fi amal ci wàllug jàmm kii di njiitu réew mi nag Macky Sall jot nañ ko ci rek sargal nag bu ànd ak koppar nee nañ ndax yorin wi nga xamante ne nii nemmeeku nañ ko ni mi ngi koy yore réew mi muy yorin wu rafet loolee tax na ba ñu sargal ko ci koppar yi nag juróom fukki million la moom njiitu réew mi Macky Sall ne la mu fas yéene def rek mooy séddale ko centre Talibou Dabo bu Grand Yoff ak village SOS d'enfants ñu teewlu ay kàddoom ci micro Fatou Bintou Konté. J'accepte avec humilité la distinction que vous venez de me remettre. Je vous en remercie bien vivement. Cette distinction symbolise, à mes yeux, maa ngi nangu distinction bi ngeen ma jóge jox léegi te maa ngi leen ci remercier bu baax distinction bi nag man ab encouragement laa ko jàppee ci wut jàmm bi nga xam ne ñun ñëpp ci la ñuy liggéey ngir askan wi nekk ci jàmm. maa ngi remercier madame Moon ci 50 millions yi nga xam ne moom moo accompagné distinction bii xaalis boobu nag fas naa ko yéene man sama boor séddale ko ñaari école yuy liggéey ci wàllu bien-être xale yi muy Talibou Dabo ak village SOS bi nga xam ne day accueillir ay njëriñ yu bare. Le centre Talibou Dabo de Grand Yoff et le village SOS qui accueille des orphelins. Donc ils se répartiront les 50 millions à raison de 25 millions chacun. ñi moom soxlawuñu koppar waaye barab rek nanu ko am ngir nag mën a wéyal seenub liggéey muy soxna yi nekk ca diwaanu Louga gannaaw nag bañ leen joxe ay jumtukaay yu am solo jumtukaay yooyu nag mën na leen a jariñ ci liggéey bi nga xamante ne ñi ngi koy def nag ñeel nag loolee nga xamante ne dafay soqikoo ci lépp luy mbay nu nu koy transformé ak yooyu am nañu ko léegi si waaye ni ñu ko waxee rek kon barab lañu soxla ba tax na ñi ngi tàllal loxo kon kilifa yi ñu dimbali leen bu baax a baax ca diwaanu Louga Thierno Fall lañu fay fekki. matériel bi nga xamee ni rek AFAO jébbal na ko jigéen ñi région bu Louga mi ngi mboolem jumtuwaay yi nga xamee ni rek li ko tax a jóg moo di taxawal ay unité de transformation jëmale ko ci meññeef yi nga xamee ni ñooy ñore ci biir réew mi. parce que jigéen ñi boobu ba léegi ñu ngi takku ñu ngi liggéey di transformer des céréales comme le mil maïs ñu ngi def tigé-dégé ñu ngi transformer ñebbe ñu ngi def caagri ñu ngi def purée de tomate ñu ngi def purée de piment kaani sax dañ koy defar ak ay pick-up conserver légumes yi nga xam ni bu nawet amee nga xam ne légume day ñàkk ñun dañuy def conservation boobu. loolu nag di wone ni matériel bi nga xamee ni jot nañ ko tey dina leen jàppale bu baax a baax ci liggéey bi waaye nag li leen jaaxal mooy fu ñu koy samp ci loolu nag ñu ciy sàkku jàppaley autorité yi. jafe-jafe boobu moom laay waxaat rek mooy jafe-jafe terrain jafe-jafe local parce que lu mel ne lii unité industrielle la fu ñu ko teg moom la ñuy ñaan monsieur le maire comme mooy suñu tutelle léegi jox ñu local ba nga xam ne ñun région de Louga gii lii matériel Khady Fall Tall indi duñ ko ruusloo ndax jigéen na matériel région bi jigéen Louga yëpp la kon ñu ngi ñaan monsieur le maire monsieur le ministre nga jàppale say jigéen jàppale say sœur jàppale jigéen ñu am jom jàppale jigéen ñu takku. jumtuwaay yi nga xamee ni nag AFAO moo ko may jigéen ñi ñu ngi ko amal ci biir projet bi nga xamee ni li ko tax a jóg moo di jàppale jigéen ñi ba ñu moom seen bopp waaye itam fexe ba ñuy jëfandikoo meññ fi nga xamee ni ñooy bàyyeekoo ci mbay mi ci biir réew mi. projet boobu nag ñu ngi ko jagleel jigéen ñi fekk baax ci région bu Louga Kaolack ak Fatick. ca département bu Oussouye moom foofee door nañu fa nag liggéeyub ñaari tali yoo xamante ne nag askan wa kon yàgg nañu ko soxla rek ndax foofee gis nañ ni kon barab ba léeg-léeg dana mel noo xamante ne ni dafay xaw a doy waar jëwriñ ji nga xamante ne moom la ñu dénk wàllu aménagement ak territoire ma nga fa woon nag ngir rek tàmbali ndorteelu liggéey boobee tali nag jàpp leen ne ñaar fukki kilomètres la ak ñetti la mu dugal ci koppar nag coopération allemande moo ci lëkkaloo ak nguurug Sénégal benn milliard lañ ci dugal yu toftal ñaari téeméeri million ak juróom fukk ci suñuy koppar kii nag di jëriñ ji di Yaaya Abdoul Kane delsi na ci solos tali yooyu ñu teewlu ko ak Boubacar Diassi. am nañu mbégte tey ñëw fii lancé travaux de construction piste Diakhène Loudja Wolof ak Kagnout Pointe Georges sur 23 kilomètres. yaakaar nañu incha allah fii ak juróom benn weer dinañ fii ñëwaat pour réceptionner piste boobu. piste bi dina tax population bi mun a désenclavé wu parce que am na ay villages yu bari yu fi nekk
village yoo xam ne ñu ngi am potentialité bu bari ci wàllu agriculture ci wàllu mbéy ak wàllu foresterie dina tax ñu mën a désenclaver wu mën a aussi transporter seen produit yooyu jaay ko. maa ngi fàttali rek président de la république son excellence monsieur Macky Sall ci plan Sénégal émergent bi nga xam ne moom la lal bu mu fi ñëwee dafa jox gouvernement bi ndogal pour que ñu jàppale collectivités territoriales yi ñu am ay infrastructures yu leen di tax ñu mën a satisfaire population yi ci lu ñu. niñ koy waxee woon ci ponk yi muy nag ab sondage boo xamante ni nii def nañu ko sondage ba nag la mu wane mooy télévision Futurs Médias mooy télé bi ñuy gën di seetaan rajo Futurs Médias di rajo bi ñuy gën di déglu du samay kàddu sondage la bu institut CO daal di def nag ca wàllu woowee mu nekkoon nag jongante bu tax niñ ko waxee télévision Futurs Médias téeméer boo jël am na ñeent fukk ak juróom-benn toftal ci RTS téeméer boo jël fukk ak ñett ak lu topp Sen TV ñëw ñetteel bi place téeméer boo jël juróom-ñaar ci wàllu rajo yi TFM rajo Futurs Médias téeméer boo jël fanweer ak ñaar ak lu topp Zig FM kon moo ca topp téeméer boo jël fukk ak ñett ak lu toftal ñetteelu place bi rajo Sénégal International la dinañ ci dellusiwaat ak nu mu gën a yaatoo ci suñu yeneen jotaayu xibaar ñu daal di wax nag ci wàllug téere boo xamante ne ni kon téere bu nu bind la professeur bi nekk ci université Gaston Berger bu Saint-Louis kon moo daal di rek fësal boobeep téere bi nag lam ca fësal rek mooy njàngalem alxuraan bi wala bokk arab bi maanaam ni nga xamante ni tolluwaay bi am na ko fii ci Sénégal lu ci mel ni arab bi sax surtout loolee ñu gis ne lu am solo la waaye dafa mel ni nag dañ koy xawal di ñàkkal fayda léeg-léeg te moonte kilifa yi waroon nañ cee mën a sukkandiku ndax xëy na sax buñ ci sukkandikoon bu baax a baax dana am tey jii loo xamante ne daañu ko mën a doxee ba réew mi yokk ci wàllu koom Maymouna Ndiaye Modou Diop démb teewoon nañu ci ba ñuy amal kon cérémonie de dédicace ba. ci ñaari téeméeri page ak juróom benn Mamadou Yuri Sall daal ci bind ne culture bu ñu duppee arabo-musulmane fii ci Sénégal des na fi bu baax ndax kat dafa am lu bari lu ko gàllankoor. araf yooyu nag ak làkk bi bépp laa tënk ne moom laa jéem a xayma nan la toll tey ban doyo la am tey ci Sénégal ma fekk ne doyo bu am solo la ci histoire am na solo waaye ci bari waay am na solo ndax suñu jokkook ñoom moo tax ñu jëfandikoo suñuy làmmiñ ci lu bari di ko bind di ubbeeku ci àddina bi. Sénégal mën naa gën a dina si pexe ngir jëmal ca kanam langue bi ñu duppee arab jàngalekat bi di gëstu nee na nëbbul li muy wax. loolu nag mooy dañ ñàkk xam a ngi ci xëy na politique la ñàkk xam am ci xam nga Oustaz Dame Ndiaye wax na ko tubaab yi mën nañu xam ñoom ñu jéem ko def ndax ñoom leen ëppaloon solo mooy ñu tëgg Sénégal ni ñu ko bëggee mu mel ni ñoom tuuti ndax ñu mën ko jëfandikoo waaye bu ñu jàmmaaloog Sénégal ñu am beneen xam-xam baaxul si ñoom. ay tegtal jàngalekat bi ñu féetale ko ci daara yu kawe yi. am na lum ci joxe. bu ñu poussé ñu laf li ñu mën ci arab yi wala li ñu jëlee ci waa penku déedéet loolu lu baax la suñu ndono la tey. tàggat yaram ligue sénégalaise bu football moom nag fas na yéene rek jëfee dogal bi tukkee ci tribunal arbitral du sport gannaaw nag ba mu daal di rek kon teggee daan ya ca kaw ISO ak nañu ko ajee woon ajub juróomi at daanub fukki million ci suñuy koppar loole nag tax na ba mu fas yéene daal di koy dugalaat ci ligue 1 bi waaye conseil d'administration bu ligue bi moom la mu xamle rek mooy àllarba bi dana amal ab ndaje ngir jàngataat nag la tukkee kon ca dogal boobee Abi Faye Yunus dugalaat ISO ci championnat bi lañ fas yéene def ci lu gaaw waa ligue sénégalaise de football professionnel ñoom amee ab daje ngir waxtaan ci wàllu boobee ne ñoom daañu def li leen tribunal arbitral du sport digal. boo xam dañ ko war a intégrer et sous peu en attendant nag championnat bi dañ koy jouer week-end yi parce que programme woon nañ ko ba pare. décidé nañu suba ñu rencontrer la fédération sénégalaise de football pour xool ces modalités de réintégration bi nga xam ne war nañu ko def ba ko am beneen bi mooy aussi convoqué nañu conseil d'administration pour que décision yi ñu jëlal ak fédération yi pour que conseil d'administration de la ligue sénégalaise de football professionnel entraîné na ko
pour que ñu war a mën a jouer un championnat avec Ouakam cette année-ci. ngir ñu moytandiku calendrier buy salfaañoo ñoom ñi xarañ ci ligue bi daañu door ab liggéey ngir rek tëral aw programme goo xam ne dinañ mën a jeexal championnat bi ca anam ga ñu ko bëggee. Ouakam mën nañu wax ne pratiquement 9 jours dina ko rëcc wala 10 maximum. donc mën la fi mën a créer 9 mercredi yi nga xam ne wala mardi yoo xam ne war na mën a jouer ci diggante bi équipe yi nga xam ne war na jouer ak ñoom yooyu aussi ñun nous avons décidé te je pense que loolu dañ ko mën a matal mois de juin ñu terminé war a mën dem coupe du monde ñun décidé nañu bëgg nañu jeexal ko avant le mois de juin. waaye conseil d'administration bi ñoom dinañu daje ci àllarba gi ngir ceetuwaat bileeg ndogal ngir dal seen kaw. la ñuy daje ak conseil d'administration bi mercredi prochain pour que mesures yi fi jël fii yëpp pour que conseil d'administration war ko mën a entraîner mooy championnat à 15 la ñu jëm loolu au moins lu leer la parce que tas la wax beneen bi ndax Linguère dafay wàcc wala du wàcc keneen dafay wàcc wala du wàcc je crois que loolu c'est un droit acquis donc ñoom dañuy def ci biir championnat bi donc léegi dina gën a compliqué parce que dañuy dem vers un championnat à 15 léegi nag modalité yi ñaata ñooy wàcc kan mooy toog déwén extra fan lañu jëm loolu conseil d'administration moo koy décider. ISO dikkaat ci bileeg championnat waaye am ay match yoo xamante ne tardé na ko lool liñ ko nar a dugalaat ci bile championnat atum ren gi dina yokk équipe yooyee sax ci 15 waaye waa Wakaam ñoom la leen gën di soxal jamono ji bokk na ci xeex ngir doomam ya nga xam ne ñi ngi ci loxoy yoon boobu ak léegi def na juróom-benn weer ngir ñu bàyyi leen. ñu des ci loolu gannaaw nag dogal bi tukkee ci tas nee nañ nag bu dee ab recours daa am tribunal fédéral bu Suisse moom képp kon moo mën a xoolaat recours am mu nekk nag ay kàddu yu tukkee ci maître Seydou Diagne moom nag avocat la xam-xama màcc rek ci wàllu tàggat yaram nee na nag ligue bi moom appal nañu ko fanweeri fan ngir nag mu jëfee kon dogal bi tukkee ci tribunal boobee ndax dogal ba la mu wax rek mooy kon lii di ISO doon ko war a rek dugalaat ci Ligue 1 bi Adiata la Mardien. équipe bi di ISO Ouakam ndax daa daw fas nar a delluwaat ci Ligue 1 ci kaddu maître Seydou Diagne dogal bi tribunal arbitral du sport jël dañ ko war a appliquer ci diiru benn weer. règlement FIFA ak TAS dañu wax ni que soo ñëwee ba foofu ñu daan bi dañ ko war a exécuter ku ko war a exécuter mooy ligue de football professionnel bi organiser championnat ak fédération bi ci aspect yi nga xam ne moo concerné qualification joueurs yeeg transfert yeeg yooyu. mu yokk ci dine nekkul dogal bi ñu mënul attaqué wante kuréel bii di tribunal fédéral nekk ci réew Suisse moo ko mën a saytuwaat. am na lu nekk ci kaw TAS mooy tribunal fédéral suisse ñooñu dafa méngoo comme suñu genre cour suprême. soo amee décision boo xam ne neexul a tas mën nga def recours foofu waaye foofu recours boobu moo gën a métti ndax dañ ko encadré ba nga xam ni il faut que nga joxe ay argument de droit yu xereñ pour que daan bi la daan tas ñu mën ko dindi. ci kaddu maître Seydou Diagne dogal bi ñu jël ngir rek aj équipe bii di Ouakam juróomi at ak teg leen daan fukki millions dafa nekk li ñu yàkkamti ak jéggi dayoo. xam nga en tant que observateur xalaatoon naa ni sanction bi ñu defoon Ouakam bëri na parce que fii sax sooy xool ñi ngi ne enquête bi pour situer responsabilité yi mi ngi nekk devant le juge pénal donc je pense que décider woon noonu en commission discipline wala ki nga xam ni moo waroon àtte daan bi pour man bëri woon na trop alors que mbir mi leeraluñ ko woon ba mu jeex daal moo tax message bi may joxe rek mooy li ma wax sànq ci nasaraan ñi nga xam ne ñoo yor kuréelu sport yi war nañu xool ci seen commission de discipline yi bu baax sanction yi ñuy def ndax nit yi léegi dañuy gën a yeew. luy ëllëgu ndaw ñi ñu tegoon loxo ci mbirum stade Demba Diop bii. communiqué bi greffier TAS bi def waa Suisse nee nañu décision ñoom bi ñu jël ci kuréelu justice su sport yoonu sport amul benn incidence ci li nga xam ne moom la àttekat yi nekk juge yi nekk Sénégal di def. mbiru ISO coow li jeexagul ñoo ngi nemmeeku kuréel yi di ŋànk football bi ci biir Sénégal lañ ci gën a joxoñ te mu nekk li leen soxal bu baax. jaajëfal ko Hadia Talla ñu ànd yër xët yu njëkk yu yéenekaay ak Mamadou Mohamed Ndiaye.
jërë ngeen jëf ñaar fukki nit ak ñaare ñu jàppoon ca Casamance Le Quotidien nee nañu ñaar fukki defeeral nañu leen démb ña nga woon ca tribunal régional bu Ziguinchor ginnaaw yi fan ñu leen téyee ca gendarmerie démb la ñu leen yóbbuwoon ñu waroon a jàkkaarloo ak procureur bi ñu xool ndax li ñu leen di waxal ñoo ko def am déet ba ñu leen escorté ba ñu yegg dañu leen a delloowaat gendarmerie li ñu naan retour de parquet loole lañu leen def tey ji ci àjjuma ji yéenekaay bi nañu ci la ñu war a delluwaat tribunal ngir janoo ji ak procureur bi journal bi nañu ci ñooñee ñu tuddee ay suspect am na kenn ku ca bokkoon moom yàlla def na mu faatu démb malaise moo ko daaneel ñu gàddu yóbbu l'hôpital Ziguinchor fa la faatoo Bourama Tumbul Sané la tudd moo jiite woon kuréel gii di comité intervillageois gi ñu taxawaloon ngir sàmm àll Boffa Bayotte bi moom waa joojee sax jotoon nañ koo convoqué ca gendarmerie ba déglu ko ci suspect yi ñu jàpp war a lijjante ak ñoom ca la xewoon ci àll Boffa ba libération xëy nañu indil kenn René Capin Bassène ab journaliste la li enquête bi waneego moo di moom waa ji taq na ripp ci coow li ne li ñu koy toppee du rek ne moo bindoon communiqué MFDC bi wala boog mooy bind ay article ci site MFDC bii di le journal du pays waaye bi ñu xoolee ay téléphone càmbar ko biir ak biti gis nañu ne ma nga doon déggante directement ak ñi rayoon gaaye ca àll ba yéenekaay bi dem ci sax ba indil ñu li waral ñu fekk ay taxankat ci àll ba fetal ca ñoom fukk ak ñeent gaa ñi dañoo bëggoon a wane ne ñoo teg loxo ci àllu Casamance bi ku ca laal bant rek ñu def ci yow anki dina kay xëy dugg àll bi di waxtaane code forestier bu bees bi nguur gi mu di état bu Sénégal bi ko taxawal la gis ne dafa dem sax ba fa réer ci biir code bi ne président de la république di Macky Sall mi ne ngir xeex trafic de bois bi moo waral danañu amal ab révision ci code forestier bi fàtte ne code forestier boobee révision ba mu cee wax am na ca ba noppi projet de décret bi toll ci juróom fukki article ak juróom-ñeent defar nañu ko ba yóbbu ko présidence président de la république di Macky Sall ci xët mu njëkku la Sénégal démb ci ndaje mañ doon amal ca centre Abdou Diouf ba ca Diamniadio doon ca waxtaane jàmmi Afrique mu di sommet africain de la paix njiit réewum Sénégal di Macky Sall rafetlu na ca bu baax a baax ni ci Sénégal dooneeb royukaay lise ko nañu waaye fii ci Sénégal démocratie bi dafay dellu gannaaw ne ab sër loolee moo génn ci rapport bi nga xam ne waa Freedom House def nañu ko jëmee ko ci natt tolluwaay démocratie bi ci réewi Afrique yi réew yi ñu xamee dem ca bari bu ñu deful ay jéego jëm ca kanam ñoo nga fa ñu nekkoon ba mu des Sénégal Gambie sax def na ay jéego yu am solo ci wàllu démocratie processus électoral bi jur coow ci réew mi léegi tey wax ja féete boor bi leen Soleil national yéenekaay bi xamal nañu ne altine bii di ñëw dinañu tàmbalee auditer fichier bi am nay kàngam ci wàllu yu maanaam expert yu jógee ba bitim réew yegsi nañu fii ci Ndakaaru ngir loolu leneen nit lu ci am journal bi nañu moo di li ko tàmbalee ñaar fukki fan ci weeru février ba ci njeextal weeru avril danañu amal révision exceptionnelle ci liste électorale yi ku ne ay élection xel dem ci ki ci xët mu njëkk journal Source A Abdoulaye Wade njiit réewum Sénégal ba woon di góor gi yéenekaay bi nee nañu ba mu jugee Sénégal ak léegi ma nga Qatar waaye demu fa rekk toog di noyel ak di gundandaat ma ngay dem l'hôpital ak di ñëw di def ay bilan ak i analyse médicale ngir natt boppam dooleem ba mën a ñëw ci réew mi ñàkkante ko ak Macky Sall mortal combat lay waajal diggam ak Macky Sall Source A nañu waaye bu ñu moytuwul nag moom Abdoulaye Wade bii moo nar a doon sànni tàccoom sànnantey xeer ak joorantey lacrymogène gi amoon démb ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru jur na fa njombe réew mi quotidien nañu étudiants yi ñoo xëy doon yëngal ngir bëgg ñu fay leen seeni bourse takk deree wàll si ca doon jàppante ak ñoom ba sànni benn grenade lacrymogène ca chambre 28 bu pavillon M ba fartaal néeg ba ay xale yu jigéen ñoo ca loose woon direct info di laaj ci xëta mu njëkk franchise universitaire bi ñuy wax ana lu muy jëriñati ne bés bu yàlla sàkk ñu dëkkee fitnal étudiants yi di leen tiital aka toroxal aka tonko la ka tumuranke la teg fitna bala ñu leen a jox seeni bourse rek ñëpp dégg leen direct dollil ñu ci ne institut privé yi ci réew mi état bu Sénégal amel na leen fukki milliards ak juróom-benn Buri Dieng toj na fi yër leen xët mu njëkk Vox Populi Buri Dieng wujjëm wii di Sukay Njaay moo ko tam nee na buri dëmm la tax buri xol bi jeex mu jël sémmiñ gor ko ma ngoog ñu koy jaajëfal bu baax Mamadou Mohamed Ndiaye yéen sant nañu leen gërëm leen yéen ñi farewoon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi bu mu sotti ñu leen di ñaanal kenn dalu jàmm te di ko sàkk